sant ñi ko jàppale ci liggéey bi yëpp ah bàyyi laat daan na wax naan man de dama sant ku ma defarul dara waaye ku ma defal am naa sañ-sañ sant la loolee moo waral sëñ Xaadim ne day sant mbooloo mi mu àndal ci biir noonu sëriñ bi joxe na benn liste bi nag xëy na dinañ ko lim ñi ci bind ñëpp waaye képp ku ci déggul sa tur na nga jàpp ni fàttewuñ la ab xel bi lemu la rek waaye xam ne yaa jiitu ci cant gi waaw sëriñ bi nee na mu ngi sant daayira Baak Laalo Jibaan Puy ak Taala Fay ñooñ ñoo jiite daayira Baak Laalo di santaat daayira Som daayira Dom si njiital ki nga xam ne mooy jóoriñ bi di Jiili Maroon ak Ablaye Diagne daayira Dom sëñ Xaadim Juuf nee na mu leen di sant seen taxawaay rafet na di sant daayira Njilaa Seen si seen jóoriñ Aliou John Jam Seen daayira Jam Seen si seen jóoriñ di Aliou John sëñ Xaadim nee na mu leen di sant daayira Cangaar seen jóoriñ di Samba Baaxum sëñ Xaadim ne sant na la yaa mbooloo mi nga àndal yëpp sant daayira Fisel seen jóoriñ di Ablaye Fay ci Ablaye taxawaay bi rafet na sëñ bi sant na leen bu baax di sant it daayira Njoob seen jóoriñ di Mbay Gay sëñ Xaadim mu ngi lay sant ak Saliou Diop Mbay Gay nga bind jëriñ daayira Njóob Mbay Géey ak sëriñ Saliou Diop kon sëriñ Saliou Diop sëriñ bi sant na la bu baax di sant it daayira Gurgu seen njiital kooku sama jëriñ la muy jëriñ Labe Ngom jëriñ Labe si Xaadim ne la ziyaare na la sant na la bu baax ci taxawaay bi ah di siyaare di santaat encore daayira bi nga xam ne mooy daayira Sumnaan seen jëriñ di Moussa Sarr ak Jiiri Thiaw di sant it daayira boof ci njiitalu jëriñ El Hadj Diouf ak Elimane Diagne sëriñ bi nee na sant na leen seen taxawaay sant daayira daara di sant daayira daara boof waaw daara boof Elimane Diagne jiite ko ak Ablaye Diagne kon sëriñ bi nee na mu ngi sant daayira boof seen jëriñ di Elimane Diagne ak Ablaye Diagne kaddu yooyu mooy kaddu cant ab jëf nag nit ki boo ko jëfalee ba mu ne la jërëjëf mënut a weesu jërëjëf sëriñ Saliou mi am fay yal na leen sëriñ Saliou fay amati nañu nam sëriñ bi li la namoon si ñun du suñu njàmbaarteef du suñu yaafus du suñu góorgóorlu sëriñ bi nag képp ku mu liggéeyal da laa nam ma fay kon yal nañu sëriñ bi fay ci barkeb sëriñ Saliou sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou moo santaane woon liggéey bi keroog bi ko sëriñ bi di yëg bi may woo boobu minuit jot na daanaka kon bi ndigal bi di jib daa guddi lool waaye ànd nañ ci ak passeef jëf nag balaa muy neex mu ànd ak ndigal waaye jëf ci day jëf ci ànd ak ndigal yàlla nañ ci day ngërëmu suñu borom ci barkeb sëriñ Saliou kaddu yooyu kaddu du ma doon yëkkati ci mbooloo mi day kaddu cant sëriñ bi su dee am nga loo ci dolli nga dolli ci amaana li ma waxoon ma wax ko weesu na nii waaye ay kaddu xër dong la lépp lu ci dëng sama jëmm ji la lu ci baax suñu borom la kon ñu ngi santaat bu baax mbooloo mi di ñaanal njabootu sëriñ Saliou Diouf gi yàlla nañ fi yàgg lool ci njiitalu sëriñ Xaadim ndaxte peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya sëriñ Modou mii nag boo gisee ma ne mbooloo mi nañ ko ñaanal dafa yenu suñu këlub soow te duñ ko seetaan muy palaj duñ ko seetaan muy faxasal bu jengee ñu jëkkati ko rek kon yàlla nag suñu borom bàyyi mu yàgg fi lool
jërëjëf nga santal ma ñi nga xam ne mooy kaar yi jóge côté Mbour. sëriñ bi nee na mu ngi sant kaar yi jógee côté Mbour bi yëpp mel ni Daouda keneen. ku ci mel ni Daouda keneen dañ naa boole ak moom. nee na dañ ko boole ak moom daaw ci góobu dugub bi rek. daaw ci ngóobu dugub bi saaño bi. saaño bi mais lañ ma waxoon ci moom yëpp gis naa ko. nee na jëriñ bi liñ ko wax ci moom lépp gis na ko ku baax a ngi noonu. nee na ku baax la ku tey a ngi noonu. ku teey la ma ne woon jëndal ma gasoil. nee na dafa noonu jëndal ma gasoil rek danaa leen yóbbu. danaa leen yóbbu indiwaat leen ma ne ko loolu du ma ko def. nee na loolu du ko def comme dama sasoo am ay rak yoo xam ne day yëkkati di ma jox. comme dafa sasoo am ay raq yu yëkkati di ko jox ne ma luyel ay kaar. ne ko luyel ay kaar dara manqué. ne ko bu dara manqué moo tax ma defe ko noonu. nee na moo tax mu defee ko noonu di leen ñaanal ñoom ñi nga xam ne muy si Saliou. nee na mu leen di ñaanal ñoom ñëpp sëñ Saliou Diop moom bokk na ci ñi nga xam ne aussi dañ fi ñëw. nee na bokk na si ñi fi ñëw beneen rakku njàmbe bi. ak rakku njàmbe bi chauffeur Modou Faye beneen kaar bi comme mbooloo mi bariwuloon ma mujj koo libéré mu dem. nee na kooku mbooloo mi daa tawoon cate moo tax mu libéré ko mu dem fee tardé. nee na dafa na fee tardé nag daa ngeen di ñaanal ci barke Serigne Saliou. nee na mu ngi leen di ñaanal ci barke Serigne Saliou ba yegg ko. yokk ba yokk te xam naa ne da ngeen yokk bu baax. te nee na it danañu yokk bu baax ngeen yokk bu baax a baax. dinañu yokk bu baax a baax ci barke Serigne ci barke Serigne Saliou. Saliou di ñaanal sama rak ji toog. nee na di ñaanal rakam ji toog sëñ Modou Diouf yow mi taxaw. ak man mii di jëwriñ Diouf amin yow mi di jawriñ Diouf. amin man jëwriñ Diouf mii xool leen ma ne leen amin waaw. waaw Serigne Saliou Diouf moo la tab jawriñ. nee na Serigne Saliou Diouf mooñ tabb jëwriñ moo la taboon jawriñ. moo ma tabboon jëwriñ ba léegi ñu continué waat ko di ko fële. nee na moom it mu continué ko ba léegi di ko féddali ma boole la ak sama rak ju góor ji. bu boole maag rakam ji di sëñ Modou Diouf may liggéey bu rafet ñu koy liggéey bu rafet Ndakaaru leen ñaanal ci barke Serigne nee na mu ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou ngeen yokk ba yegg. nee na ñu yokk ba yokk amin Diouf amin Diouf amin di ñaanal mbooloo mi fi teew yëpp. sëñ Xarim nee na mu ngi ñaanal mbooloo mi fi teew yëpp di ñaanal soxna yi ku fi ànd aaj ku fi indi yitte daal ba aajo bu la jaaxal rek ñu ngi ñaan ci barke Serigne Saliou. sëñ Xarim nee na ku fi indi aajo la jaaxal mu ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou bala nga yëg sa kër suñu borom dindi ko. bala ngaa yegg sa kër suñu borom faj ko te tam place ko ay xiwal yu bëree bëree bëri. c'est de remplacé ko xéwal yu bëri amin waay ci barkeb Serigne Saliou ba li des xëj na mën naa kaa jox sama rek xëj na mu mottali lépp. nee na li des mën na ko jox sëñ Modou Diouf mu mottali ko mu mottali lépp. kon ñu mottali lépp lu mu wax nag maa ko wax la. nee na lu mu wax moo ko wax loo lu mu def man maa ko def. lu mu def boo ko def loo war naa kay wax. nee na yàgg na koy wax loolu waat na tey di leen ko waxaat. kon tey delluwaat na di ko waxaat sëñ Modou mooy tànkam mooy bëtam mooy loxom mooy noppam ci Ndakaaru kon nee na lépp mat na waaw. jërëjëfaat Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Serigne Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér Serigne Cheikh Mbacke Saliou mi jëmmi Serigne Saliou ji yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér Serigne Amdi Fall Modou Mbenda xalif général kullu Baye Fall yàlla na ko fi sama borom yàggal te ànd ak wér Serigne Khadim Diouf xalifa Serigne Saliou Diouf boobu mbaalem yàlla na ko fi sama borom yàggal sëñ Modou Diouf jëwrin Mbarodi jëwrin gay nag Serigne Cheikh yàlla na ko sama bàyyi yàlla na ko sama borom bàyyi te wéral ko te kattanal ko Serigne bi moom a joxoon ndigal ngir kaddu yi nga xam ne moom la ko magam ju tedd ji jox nam ko daa joxe ngir mu santal ko mbooloo mi mu jël sama jëmu ju xeebu ji def ko lantinoor ngir fas ko yéene jotale kenn ku ne ci moom mu ne moom day yéeneem nekkoon na ni kenn ku ne ci yéen mu ñëw ba ci yow tudd sa tur tudd sa ndey tudd sa baay xamal ne la amal na la cant goo xamante ni làmminam ndott na ci wax ko waaye jëmmam lott na ci jëf ko ndax moom day xam na ne seen wajuru tedd wa Serigne Saliou Diouf boobu mbaaleen keroog boobee ba ko Serigne Saliou Mbacke dimbalee dugal ko ci diine ni Serigne Touba daa def daan yebal góor yàlla yu bari ci dëkk seenu dëkk wala ci yeneen dëkk moom de wajuram da ko yebal boofu ba mu ko yebalee boofu ne ko na nga fa woote waaye nag li wajuram tedd wa am mooy li gën a jafe ay bokkam ñoo ko moo njëkk a wuy si moom day xam na ni lépp loo xam ne wajuram am na ko Serigne Saliou Mbacke moo ko defal moom day nee na bokkul ci ñi nga xam ne gëm nañu ne am nañu lu gën leen Serigne Saliou defal moom de xam na ne ay maamam daan nañ faj aajo waaye bi Serigne Saliou Mbacke duggee ci ñoom daa gën a baax daa gën a neex ba tax na ñoom day seenug dund seenug yëngu seenug dal seenug mën mooy lépp lu ko Serigne Cheikh Mbacke Saliou sant mu mën koo jëf ni ko Serigne bi bëggee ginnaaw nag li yees mooy ndigalu tool yi te defe ngeen ko ni ko Serigne bi bëggee loolee sabab na ci moom
jur na ci moom mbégte kersa ak lot ci yéene gi mu leen yéene fay te mënu ko waaye nag li dalal xam moo ne xam na ne Serigne Saliou moo ne jëf lu mooy sama liggéey te jëf ju ne xam naa payam ba tax na ñi nga xamante ne ca fajar ñoo dugg ci tool yi jëkk door tool bële mu daanu ci boori une heure ñu ñëw fii yeggali ko ba lépp maase xam na ni day ngor ga Buur Siin ku mëndoo feen wane woon keroog boobee ñu woole Bur Ndar mu layal Sëriñ Bamba tey jii de yéen layal ngeen ko kon wàcc ngeen ba tax na nee na mi ngi jël cant gi bokki boppam yi nag ñu mu bokkal jóge Siin waaye yéen a yey ndax nit kat Sëriñ Tuubaa daana ko defal ay mbokk ba ko njëkk a xalaat waaye yéen seen ndam mooy bu leen sëriñ bi santé liggéey rek waa boobu ñoo njëkk a taxaw waa Siin njëkk a taxaw waaye nag loolu du guleet ndax Sëriñ Saliou ñëpp xam nañu ne kat wax na ni Buur Siin moo jébbaloon Sëriñ Bamba Siin keroog boobee képp kuy jubloo Siin rek boobee nga jébbaloo woon kon ba tax na seen jëf ji fësal na ko cant googu itam mi ngi ciy tàbbal ni ko jëriñ waxee mboolem ñu jóge Dakar te jëriñ ma Diouf jiite leen di sant bu baax nag ñi mu nekkal Kër Massar ñu dëkk ak moom muy ñëw jëriñ Baye Fall ñoom jëriñ Souleymane ñoom day ñoo koy wéttali ci kër ga di ko jàngal xasida di ànd ak jëwrinam ji nga xam ne moom la jiital muy sëñ Modou Diouf ni ko sëñ Xaadim waxee nga xam ne sëñ Salim moo ko taboon ànd ak moom ci liggéey bi ne ko jëwrin da ngay jiitu rek ñu topp sa gannaaw bëgg ñoo feeñ bëgg ñoo fës li sëriñ bëgg rek na am loolu lépp jur na ci moom mbégte goo xamante ni buñ fi nekkee di ko benn bennal ba suba duñ ko mën a matale waaye dañ ciy barkeelu rek waaye nag Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne waq di xawaa ijël ladina daamoo fii xidmati wa hablahoo maaraamoo jamono day yëngu na nit ñaa ngi buur di dugg géej ñii di xëtt ay àll jëm Amérique di wuti teranga ña fa dem yàlla na yàlla yokk seen i xéwal waaye tooli Serigne Saliou yi day bokk na ci bërëb bi nga xam ne mënees na kee fàkkoo lépp loo xam ne ab jàmm bëgg ko nangoon naa ci internet bi Serigne Saliou doon wax ne tool yi day burutoo nag li nga xamante ne bu fi jaam ñëwee sàkku fi ñu mën ko fi amee daanaka du jar mu koy woote kon bu leen fi Serigne bi wooyee lu mu guddi guddi xam leen ne seen njëriñ moo leen tax Serigne bi mën na boppam mënal na boppam ba tax na ñu ngi sàkk kenn ku nekk na nga faggu na nga ñaan na nga fas ci toolu Serigne bi ndax kat moom lott na ci fay Serigne Saliou mu mën a fay waaye itam bu leen fasee ba noppi yéen itam kenn ku ci nekk xam ngeen ne ki la woo ci liggéey Serigne Touba ba noppi jëf ko ànd koog yow amoo fayam kon nag kenn ku ci nekk boo fasee ba noppi na nga fasal magam ji muy Serigne Khadim Diouf nga xam ne moo taxaw ci gannaawam moo ko dar moo ko jiital moo ko yafal moo ko fital na ngeen ñaanal magam ji mu yàgg te wér yàgg toog toogaayu bàyyam bu tedd bi waaye nag ñun donga yi ñoo yalwaan sëñ Xaadim nga ñaanal sa rakk ji ñun ñëpp di ko ñaan murid yëpp ndax kat ni ko jëriñ waxee moom mooy général bi moo jiitu colonne couvré moo taxaw ci kanam moom kat mës ta wax ne dem leen ma toog seen gannaaw day jiitu bu bali dal moom lay njëkk a dal jëf ji moo ci mën ñun ñëpp dañuy barkeelu moo ne magam ji toogal comme ni ko magam waxe dalul nang ma ñaanal rek dee ma yenn ba ma diis te ñëpp xam nañ ne yen gi mi ngi koy sasoo mi ngi koy jëfee ba tax na wax ji gudd gàtt mooy sëriñ bi sant na mënta ñàkk nag mu sant soxna yu tedd yi nga xam ne ñoo féete ci fii ci Porokhane waaye itam jëwriñ yi nga xam ne ñoom la sëriñ Cheikh Mbacke Saliou dër ci daaram ji nga xam ne bu ñu fi ñëwee ñu yaatal ko taxawu ko ànd koog moom di sant itam mboolem njabootu sëriñ bi doomi boppam yi di sant waa Porokhane gépp waaye nag di sant waa Dingiraay TV ñoom ñi nga xam ne ñoo fi andi waxukaay gi parce que ne jaaral ci way xarala yees yi ba fépp fu waay nekk mën a jot ci kàddu sëriñ bi en résumé en français sur le ndigal de Serigne Modou Diouf porte-parole de Serigne Saliou Diouf Bof Mbalem porte-parole de Serigne Khadim Diouf Bof Mbalem Serigne Modou Diouf au nom de toute la famille de Serigne Saliou Mbacké exprime sa profonde gratitude à l'endroit de Serigne Cheikh Mbacke Saliou car depuis que son défunt frère Serigne Saliou Diouf Bof Mbalem ait fait allégeance à Serigne Saliou Mbacké, il lui avait instruit de construire une mosquée à Bof Mbalem et une école coranique pour que les disciples puissent apprendre le Coran et s'inscrire dans les recommandations divines, dans les recommandations de Serigne Touba. Ndigal que son défunt père a exécuté en compagnie de tous les disciples. Le jour où son père est décédé, Serigne Cheikh Mbacke Saliou a donné l'instruction qu'on l'enterre auprès de la mosquée de Bof Mbalem. Depuis cette date, ils n'ont cessé de voir l'assistance, l'appui, l'accompagnement de Serigne Cheikh Mbacke Saliou.
Depuis que leur défunt père est décédé, Serigne Cheikh Mbacké Saliou n'a cessé de leur magnifier son affection, son affection, non, son assistance, son appui, et leur donne régulièrement des ndigal à exécuter. La chance de Mouride, c'est d'être un disciple fidèle de Serigne Touba et d'avoir la chance d'exécuter les ndigal. La chance que la famille de Serigne Saliou Diouf Bof Mbalem a obtenue aujourd'hui, c'est de revenir dans cette terre bénite de Porokhane pour exécuter à nouveau le ndigal de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Cheikh Mbacké Saliou. C'est pourquoi à ces remerciements, il associe l'ensemble des disciples qui l'ont soutenu d'ici et d'ailleurs dans l'exécution de ce ndigal. Sur cette liste, il inscrit avec une lettre d'or ses parents venus du Sine, que Diourine Modjouf a épelé tout à l'heure, mais aussi ses compagnons de Dakar, délégation à la tête de laquelle nous comptons Serigne Modjouf Diourine. Mais aussi mention spéciale à la communauté de Keur Massar, dirigée par Diourine Souleymane, Diourine Baye Fall, qui jour et nuit accompagne le marabout dans la préparation et dans l'exécution de ndigal de Serigne Touba. À ces remerciements aussi, il associe les condisciples de Porokhane, particulièrement les pensionnaires du Daara de Serigne Cheikh Mbacké Saliou, mais aussi les doyens d'âge et toute la famille de Serigne Cheikh Mbacké Saliou. Serigne Modou Diouf profite de l'occasion pour remercier Dinguiraye TV qui lui donne l'opportunité de communiquer avec le monde pour leur dire que merci à tous ceux qui ont contribué à l'exécution de ce ndigal et donne rendez-vous tout le monde prochainement au prochain ndigal qui sera effectivement l'exécution des denrées alimentaires qu'on doit amener régulièrement dans les daara de Serigne Cheikh Mbacké Saliou. Nous en profitons en tant que disciples et inviter tout le monde de prier pour Serigne Khadim Diouf, le khalife de Serigne Saliou Diouf Bof Mbalem, qui a soutenu son jeune frère, qui lui donne l'instruction de perpétuer l'œuvre de son père, mais aussi de prier pour Serigne Modou Diouf. À chaque fois que Serigne Cheikh Mbacké Saliou lui donne le ndigal, il est devant et il invite tout le monde. Aujourd'hui donc, nous invitons tout le monde de prier pour lui. Serigne Touba a dit, waqdi hawaïjal ladina damo fi khidmati wa hablahu maramo. Oh mon Dieu, exaucez les vœux de celui qui œuvre pour moi. Donc vous qui œuvrez pour Serigne Touba, il ne faut jamais cesser d'œuvrer pour Serigne Touba. Dans un contexte où une bonne partie de la jeunesse en quête du bonheur ont emprunté les chemins sinueux de Barça ou de Barsakh, d'autres ont emprunté la route des Amériques pour de lendemain meilleur. C'est dans ce contexte que vous avez choisi de venir dans cette terre bénite de Porokhane pour exécuter le ndigal de Serigne Saliou. Que tout ce qui est promis à l'exécutant d'un ndigal, vous puissiez le rencontrer. J'ai peut-être trop dit ou pas assez, mais mon intention c'est de traduire fidèlement les recommandations de Serigne Modou Diouf, porte-parole de Serigne Khadim Diouf Bof Mbalem. À ces remerciements, pour terminer, il associe les fils de Serigne Cheikh Mbacké Saliou, les doyens d'âge, les condisciples de Porokhane, mais aussi Dinguiraye TV, qui lui donne l'opportunité de communiquer avec le monde et de dire à tous ceux qui sont contribués financièrement, d'ici ou d'ailleurs, à ce ndigal, que c'est un jëf yaksina, le ndigal est exécuté, vous avez les remerciements et l'agrément du marabout. Jërëjëfati Serigne Saliou, Serigne Cheikh Mbacké Saliou, yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. Jërëjëfaat Serigne Saliou. Na ñëpp di woo jërëjëfaat. Sëriñ bi nee na dañu yégal bagage yëpp ci sëriñ balaa ñu dem. Ndigal li mooy loolu dajewaat ak yéen ci la chaîne du peuple muy chaîne askan bi nga xam ne mooy première site internet Dinguiraye ci dëkk Dinguiraye boobu noonu tey jii dafa délocalisé wu génn te mu ngi ci su ngeen déggee tuuti jëmb yi rek ngeen xam ne tey nekkuñ sax Dinguiraye mi ngi boori Porokhane ci àll bi mais soruñ ko lool mu yéen benn liggéey bu ñu amal fii ay dongo di ko liggéeyal seen sëriñ nga xam ne ci njiital Serigne Modou Diouf maam waa kër Serigne Touba lañ wax dëgg yàlla tool bu yaatu la nag tool bu yaatu la toolu dugub bu saaño la waaw xam naa nag dañuy